asalaamaaleykum waa Teranga Diaspora maa ngi dikk di ziaraat ñëpp xam naa di balu àq ñëpp te leen di balaax di wax ne xam naa fan yi gëj nañu déggoo tey nag ñëw rek fas yéene leen defal vidéo bi ci loo xamante ne si dafa bari question yu ci laaj te dafa am changement bu ci am xam naa moo tax tey sénégalais yi wala boog ñëpp gambien yi xeet yëpp war nañ góorgóorlu ci am ko parce que tamit seen droit la muy li ñuy wooyee carte séjour tey jii carte séjour la leen fas yéene waxtaaneel ñenn ñi di ko tudde carte séjour ñenn ñi di ko tudde illimité donc ñenn ñi di ko tudde kayit bu dul jeex loolu laa fas yéene dikk ñëw leeral leen ci tuuti xam naa nag sama gars yi may xaar ci maanaam sénatoriat bi maye kayit bi aussi tamit xam naa ñu ngi ma ciy dégg mais maye kayit bi moom li nga xamante ni si mën nañ leen ko ci wax da nga xam moom lañ ci xam mooy miy génn ndànk-ndànk xëy na nag génn bi dafa ndaw lool li muy génn ci préfecture yi am na ci préfecture yoo xam ne moom ku mel ne Salone par exemple moom ku fay liggéey ku xam foofu ku fa jege moom ni kenn laalu ko fa benn pratique parce que loolu li ko indi mooy man li ma jàpp rek mooy comme ni ma leen ko daan waxee rek mooy këyit yi dafa jaxasoo may këyit bu nul nii man jàpp naa ne kenn mosu ko fi def ndax seen circulaire yu bari yi lëndëmal lépp surtout problème rédito yi moom indi na problème ci préfecture yi indi problème ci spettatori yi parce que préaviso di ricetto yi ma gis préaviso di ricetto nag ça ne va pas dire que dañ ko rejeté maanaam dañ lay aviser ni ñu ngi bëgg rejeté sa këyit soo mottaliwul lii ma la laaj fi les 10 jours 10 jours yooyu li may wax bis bu nekk da ngay gis ko xam day tiit paniqué naan ma 10 jours yi gaaw na dafa gaaw dafay jeex bu leen paniqué bu leen tiit 10 jours yi kooku loi boobu moo tudd lool 10 bis la tudd donc 10 jours lan lay may kooku administration Italie ñoo ko prévoir donc kon 10 jours lan lay may pour nga répondre ci administration parce que administration muy administration bi muy administré ñoom ñëpp dañoo am délai boo xam moom la ñu war a def seen document mais bu ñu fàttalikoo ñoom questura yi mosuñu respecté suñuy délai parce que bu ma leen di wax dëgg séjour li loi bi wax loi laa leen di wax de loi bi li mu wax dafa ni boo defee séjour balaa mat deux mois mooy délai maximal bi pour ñu war la délivrer ce séjour 2 mois laa wax de bu dee séjour carte permis séjour bu dee carte séjour 3 mois mais ñoom mosuñu ko respecté ci àdduna ba loolu moo waral sax ñu génn woon réchauffé yi pour di la ci permettre nga mun cee def lépp lu séjour de parce que xam nañ mosuñu ko respecté donc délai boobu ñoom ni ñu koy ñàkk respecté noonu aussi tamit yow lañ lay maye benn tolérance bu ciy am ba nga xam ne 10 jours yi nekkul 10 jours yi day mat tàng rek tëj nañ sa pratique non bu leen tiit bu leen kii 10 jours yi mën na dem ba 1 mois mën na ko dem sax ba ëpp ko mais ce qui est important rek mooy bu ñu la ko bindee na nga répondre rek mooy ce qui est important rek da nga def le maximum possible aussi tamit ba teel ko répondre mais 10 jours yi ça ne va rien tey lay jeex rek jeex na man amatuma kayit non demewul noonu loolu na ngeen ko jàppale 10 bis la tudd préaviso la pour laaj la yeneen complément dossier wala yi ma ci gis yu bari aussi tamit yi ma ci gis yu ci ëpp ci problème rédito bi la problème rédito bi moo am ambiguïté boo xamante ni si kenn mënu leen ko wax man yi ma ci gis parce que rédito bi ñoom dañoo dem ba ñu habilitare lu mel ne espérar lavoro yi nga xam ñoom bu leen neex sax duna laaj rédito mais ñoom ki la dugalal directement la ñuy xool agence de l'entrée ñaata la fa am ñaata la def déclaration rédito donc ñoom bu ñu xoolee kooku la dugal ñaata la def déclaration rédito foofu erreur dafay am parce que bu fekkee benn nit kese lañ xool parce que ñi dugal ni benn nit ñoo ma dugal parce que ñoom boo daan dugal kii dañuy bu ñu fàtte ni dañ la daan laaj naan la ki lay dugal rédito 20 000 la am wala 27 000 loolu dañ ko daan laaj parce que loolu mooy ñoom foofu mën nañ fi basé ni yow bu fekkee da nga ni nag ki lay dugal man yi ci ëpp yi ma daan def mooy 27 000 laay def parce que pour in caso en cas mais ñu am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek def benn nit mooy dugal am na 20 000 léegi ñoom ñu gis benn nit boobu dugal ñu gis ni am na kenn ku mu dëkk am na yenn doom am na yu mel noonu ñu ne matul kat daal lay bind defal la préaviso di ricetto mais loolu noonu bu mu leen paniqué loo parce que tax mu leen paniqué loo mooy loi bi dafa ni nit ki su matalul 20 000 am na droit wut koo xamante ni si bokk naa ak moom ba seconde grade nag buñ koy wax mooy jëkkër wala jabar papa ak yaay mag ak rak ñoom ñëpp seconde grade la ñoom ñëpp mën nañ laa mottali su fekkente ni si indi nga yenn question yi indaaj naan indi këyit boo ko waree ne bokk nga ak ñoom dara léegi ñooñu noonu bu fekkee am nga leen même boo bokkul ak ñoom sax waxuma kër de waaye même boo bokkul ak ñoom dëkk bi nga nekk sax mën nañ la mottali basta que nañ nekk Italie am rédito bu doy rédito bu ñu la mën a mottali rek ñoom am këyit bu wéy am ngeen benn lien parental rek mottali léegi ñi nga xamante ni si aussi tamit
amuñu parents yooyu mais ci kër gi ñu dëkk kër gi ñu résider am na ñeneen ñu fa résider ñeneen ñu fa résider nag buñ dëkkoon sax Chine wala ñu dëkk Japon sax su fekkee moo ki dëkk ci kër gi ki la dugal ñoo bokk résidence ak fu ñu mën a jógee fu ñu mën a dëkk ñooñu mën nañ la mottali sa résidence. Donc loolu ñu bàyyi ci xel ba ñi nga xam jox nañ préavis de ricetto ci problème boobu ñooñu nag moom laa ci gis ñu ci ëpp yi ma kayit yi may wane ko bi préavis de ricetto yi ma ci gis ñu ci ëpp ci loolu lay basé wu. yeneen rejet yi am na mais rejet yi am toujours aussi tamit booy seetlu man pour man préfecture bu Saloum loo tax mu taxaw wala yenn préfecture yu taxaw inspecteur de labor ñooy joxe préavis négatif suñu joxe préavis négatif boobu nag préfecture yenn yi nga xam ne dañoo ñoom am na préfecture moom dañoo bon bëgguñu kenn am kayit ñenn ñi nga xamante ne si dañoo bon ñoom ñooy gaaw di jox ay rejet naan la rejeté nañ la basé ko parce que inspecteur de labor moo la rejeté mais loolu ça ne suffit pas loolu non è sufficiente par niente li fi am nag mooy li ngeen di def képp koo xam am na rejet yàlla bu ko kenn am nag parce que rejet yi sax génnagul presque man ñi ma ci gisee préavis de ricetto laay gis rejet yi man damay gis ñu bind ko ci ñenn ñi am na ñoo xam ne gis naa ñu bind ko ci seen plateforme parce que maa ngi contrôlé plateforme yi am na ñoo xam bind nañ leen rejet bu yàgg maa ngi koy gis ñoo xam sax dugaloon naa leen mais gisaguma kenn koo xamante ne si jox nañ ko këyit bi nga xam mooy wane ni rejeté nañ ko këyit boo xam ne mooy wane ni rejeté nañ donc su fekkee ne si joxuñu la këyit bi wane ni rejeté nañ rek rejeté guñu xëy na inspecteur de labor rejeté na xëy na préfecture ne rejet am na man li ma leen doon wax naan leen kayit yi bu duré rek man daf may dàqal parce que bu duré par exemple gouvernement bu bees bii di ñëw damay joxe exemple dara wóoru ci nag kooku sax mën na def ministre de l'Intérieur parce que xam ne ñun ñëpp xam nañ ne gouvernement bi nekkoon daanu na def naa ñi ngi dragué mooy créé benn moom xam naa mooy fiduciaire yi mu fi créé beneen gouvernement ragal naa trop it dana jàll ministre de l'Intérieur bi muy indee kenn xamagu ko parce que xëy na mu nekk technicien technocrate bañ a nekk politicien loolu moo ñu gënal bu dee genre yooyu ñoom dañuy xam ni kayit yi bari na ci préfecture yi bloqué na ko te ñoom ñu bañ ko jox nit ñi amul sens parce que fayu nañ xaalis suñu ba pare tey ku ñu joxul kayit yi yaa ngi jëm tribunal bi indiwaat yeneen problème en général mooy la ma leen waxoon am ci yaakaar parce que noonu la daan demee mun nañ génn seen benn décret mun nañ génn seen benn kayit ni kat ñi dugal ñëpp may leen 6 mois wala may leen 1 an wala may leen nangam parce que am na benn décret moo doon expliqué bu génn bu def genre yooyu maanaam kii liggéeyloo bu demee mooy koo liggéeyloo na avisé préfecture waa préfecture jox comme doon liggéeyloo 6 mois loolu loi ñoom ñoo ko fi génn circulaire la bu fi génn circulaire gënoon na fi temps yi xëy na man dama noonu du ma ci wax parce que dañ ko gën a étudier pour gën ci xam leneen mais loolu sax am na ñoo xam ne arrangé gom na la mais man ak gouvernement bu bees man su war ma ne dinaa dal tuuti xaar ngeen bañ a yàq parce que itamit mos naa fi wax ni kayit yi mën na diire 1 an 2 ans am ñu naan ma yow da ngaan wax lu baax mais tey yaa ngi tiital mais boo seetloo gis ngeen mi ngi dem noonu parce que man li may leen di wax chaque jour la man damay considérer ni kayit bi ma dugal dana diire 2 ans dana diire 3 su ko defee boo ko jotee ci yooyu diggante bi day neex ndax da ngay am surprise te surprise bu neex la surprise moo gën nga yaakaar da ngay dugal kayit tey rek 3 mois rek nga jot ci loolu amul kayit yu fi diire 3 mois ak 6 mois sens dëgg la ku mel ne préfecture bu aboli na moom macha allah ñoom seen bopp moom lañ gaaw bu baax a baax sax moo tax nag ñoom ñu mel noonu genre yooyu gaaw nañ am na ci yenn nag mais préfecture bu aboli nag moom macha allah ñoom ci lépp côté yëpp macha allah ñoom presque kenn mënu leen ci côté yëpp nag ñoom moom seen kayit bañ a mat mais bu matee moom bu taw loolu moom seen mbir moom macha allah gaaw na trop ak yeneen am na ñeneen ñu koy defi donc loolu ñi ciy jàppe ni maanaam kon ma leen ciy waxee ni kayit yi ñi ko dugal nañ gëm yàlla xam ni yàlla bu ci doxalee seen bu ci tuddee seen ñu jot ci daañu ci jot mais li bon rek mooy yàkkamti parce que boo yàkkamtee bu doon ndékki boo ko njëkkee yeewoon da ngay nalaw waat te yàkkamti bi man pour man amul sax njariñ man pour man yéex beeg yi ñuy yàggal ak parce que am na ay réseaux yu commencé génn parce que inspecteur de labor ñoom bii pas ñoo ci teg tànk réseaux yi am yëpp ñoom la jógee inspecteur de labor yi mos ñoo maye kayit mos ñoo rejeté kayit inspecteur de labor léegi dañuy bëgg ëpp doole sax préfecture te loolu c'est anormal man pour man loolu même ñuy wax immigration ñi yëngu immigration sax war nañ ci kaas war nañ ci wax parce que c'est anormal warul mën a nekk ndax nit ki immigré bi du liggéey kese lay jariñ immigré bi dafa am yeneen yu muy jariñ yoo xam préfecture da koo ëmb yu mel ne questura bu joxe avis positif am yow inspecteur de labor lan moo tax mu joxe avis négatif bu rek après préfecture da ko war a suivre warta seetaat leneen warta gëstuwaat leneen c'est anormal lu yoon donc côté boobu man ñi dugal kayit problème sénatorial bi ñooñu laa ci wax ñu patienté rek xaar xam ni moom man pour moom daan ci ubbi bunt parce que kayit yëpp a bloqué ci préfecture yi actuellement nii doy na waat trop laa leen wax trop parce que ni muy génne ndaw na loolu mën nañ ci comprendre gis naa benn avocat bu ko wax sax moom mën naa ko gëmee loolu mën nañ ko comprendre loolu Covid bi la mais Covid bi ay détails la ak ay wax rek parce que Covid bi teewul ñi ngi liggéey ci seen biir bureau yi ñi ngi seen bureau yi di liggéey kon donc Covid bi xëy na joué na ci waaye tamit manque de volonté yi tamit joué na ci wala boog ambiguïté boo xam jaaxal na leen ba xam ñu nuy def joué na ci donc côté yooyu aussi tamit nañ ko ci bàyyi xel ndax buñ dee seen préfecture yi man li may wax chaque jour la préfecture Kër presque liggéey comme niñ daan liggéey ndax léegi rendez-vous yi jënd bu dee rendez ñoom ñooy xool fukki nit yu leen neex wala juróomi nit yu leen neex jël leen bokkul ak bu njëkkoon nga xam da ngaa ñëw foofu fekk 50 60 personnes ñun ñëpp a ngi dem ci préfecture yi mais presque léegi boo demee ay ñett ngay fekk ci buntu bi ñoo xam ne ñoom lañ jox rendez-vous donc rendez-vous yi di joxe sax bareetul
mais comme ñoom tamit noonu lañ dawale ñun mënuñu ci dara ñun ñu topp kese lañ ci mën parce que ñoom ñoo ñuy jox ñun amuñu doole yi def ci dara loolu mooy problème mu sénatorial bi. bon tey ma ñëw waxtaan aussi tamit ci carte séjour nag mooy lan carte séjour moo ñuy tuddee permesso di soggiorno illimitato ñenn ñi di ko tuddee permesso di soggiorno UE parce que Union européenne ñoom Union européenne ñoom ñoo ko defoon ñoom ñoo engagé léegi dañuy def séjour boo xamante ne si day nekk séjour longue durata maanaam durée bi day yàgg maanaam bu ñu la ko joxee duñu la ko may 2 ans 3 ans ba 5 ans dañ la koy may lu bari donc yenn dëkk yi di ko may ci 5 ans fu mel ne Espagne def na ak yeneen dëkk yu bari dañ koy jox 5 ans bu jeexee ñu renouvelé ñu ajourné la ko ñu renouvelé la ko fu mel ne am na sax ñoo xam ne dañ la koy jox bu jeexee ñu jox la nationalité bi yëpp am na ci fu mel ne Italie nag moom da ko doon joxe illimitato li ci daan bind maanaam du jeex loolu la ci Italie daan bind donc permesso di soggiorno boo xamante ne si daawul jeex parfois nag daan nañ laaj ñu ajourné ko ogni 5 anni daan nañ wax nañ ko ajourné parce que photo bi ci nekkoon la ñuy wax ne bu yàggee day wute ak nit ki donc soo ko ajourné wul woon benn problème mooy daan am benn problème mën nañ ko tuddee problème te problème sax parce que carte séjour document d'identité lañ koy considéré mais su fekkee ci 5 anni ajourné woo ko dootul nekk document d'identité foo ko joxe nit dalay fa am na droit wu laaj la sa passeport wala lu koy accompagner comme carte d'identité wala passeport wala leneen donc loolu moo tax ñu daan obligé nit ñi à ce que ñu koy ajourné ogni 5 anni daan nañ wax aussi tamit ñu koy ajourné su fekkee ne si sa passeport da nga koo changé wala nga changé sa résidence wala nga am doom maanaam doom bu yokku wala nga takk jabar wala sa situation matrimoniale changé daal maanaam situation familiale sax nañ wax loolu d'une manière boo xamante ne dana gën a yaatal maanaam bu sa situation familiale changé wala anagraphique maanaam passeport yi wala sa doom wala dara dañ lay wax nga ajourné ko mais ajournement boobu du woon obligation donc mën nañ ko tuddee obligation mais mënuñu ko woon xam parce que li tax mooy passeport yi comme ni ñu ko xamee léegi numéro passeport nekkul ci séjour donc boo ko ajourné wul waa question seen yoon nekkul xamuñu ci dara ñu bari sax duñ ko ajourné d'ailleurs parce que sooy voyagé amul ci benn effet donc bu dee doom yi moom en général daañu nañ ko ajourné parce que doom aussi tam boo ko juree da nga bëgg mu am séjour ñooñu moom daañu nañ ci yokk moo tax ñoom ñu am njaboot en général ñoo daan ajourné mais boo seetloo ñi nga xam ni amuñu woon njaboot presque daawuñu ajourné dañ daan yore séjour rek parce que séjour bu jeexit dafa neex da ngay continuer rek di dox say soxla mais comme niñ ko xamee Union européenne bërki dem fan yi dafa génnee astafurlah Italie dañuy wote benn loi lañu wote parce que Union européenne ñoo leen ko imposé ni nañ ko def parce que Italie comme niñ ko xamee séjour am daan def illimité maa ngi fàttali ko am na bu njëkkoon ay temps bu mosaan jaar France ak séjour illimité sax na léegi wàññi parce que ñoom dañu xamuñu woon kayit bu dul jeex ndax kayit dafa war a am limite xam naa ci kaw loolu lañ dem ba réunion Union européenne aussi fëgg Italie ni ko nay def séjour yi muy jeex donc Italie génne benn décret fan yi nii maanaam lu ñu wote la génn gazette officielle sax commencé na déjà ni léegi carte séjour yi ci territoire européen bi ñëpp nag ñoom ñëpp dañ koy changer façon bi muy mel maanaam carte bi ni muy mel léegi dañ koy changer indi nañ ci façon bi xëy na décret bi gis naa ko fii sax bu fekkee am naa ki dinaa leen ko woon incha allah carte bi ni muy mel léegi nee dañ koy def ba léegi nii la gën a wóor ci lay gën a ne naqaree aussi tam falsifié ñoom loolu lañ ci jublu ci li ñu wax ba pare itam li ci gën a yéeme wala boog li ci gën a ñun italiens yi liñ ciy gën a intéressé bi ñu ko yor ñuy yore carte séjour Italie mooy léegi dafay am délai bu muy jeex maanaam léegi dootul nekkati illimité mais place illimité bi dañ fay def datu 10 ans léegi carte séjour léegi ñoom li ñuy wax 10 ans lay durer 10 ans lay durer les carte séjour pour nga ajourné ko wala nga renouveler mais ajourné laa dégg man donc maa ngi dégg ñu naan dañ ciy laajaat ngay toog dañuy laajaat bagage yooyu man décret bi ma gis ñu génne ko barki démb waxuñu ci loolu li ñu wax mooy dañ koy defaraat ba nga xam ne léegi day gën a baax pour ñu boo xam ne duñ ko mën a falsifier ba pare tamit date bi nga xamante ne si tamit daan ci daan def illimité léegi 10 ans yi lañ ci def léegi dootul nekk illimité mais day nekk 10 ans maanaam oñu 10 ans yi da ngay dem renouveler da ngay dem ajourné ci sa séjour loolu laa fi dégg loolu Union européenne ñoo ko obligé Italie mais nekkul Italie moo xëy rek comme ni ko yenn mood yi wala ñenn ñi di xalaate que ni maanaam ñu ko yor duñ fay taxe malgré que am na ci nag ñu bari ñoo xam duñ fay taxe tey taxe yi buñ ko mënee di fay baax na ci am na ci solo trop parce que gis naa ko demande nationale ñu rejeté ko ndax dafa fay taxe ak yu mel noonu xam nga yooyu aussi tamit ndax mosul fay benn taxe wala boog taxe yi mu fay bariwul loolu aussi tamit dañ ciy bàyyi xel bu dee juróom fukk sax ñu fay ko tuuti parce que ñu tamit bu ñu dañoo xaw a bëgg lu yomb tuuti li ñuy fay taxe bariwul ñenn ñi donc léegi ñoom li nga xamante ni si moom lañu comme ni ko yenn moo di wax naan dañuy def naan Italie da koy def parce que dafa bëgg ñuy fay taxe rek dafa bëgg léegi buñ koy dugal ay Reddito dafa bëgg léegi buñ koy dugal ay Kazakh non man gis naa circulaire bi ak décret bi gis naa ko fii nii sax wax dëgg yàlla li ma leen wax la xëy na dajul xaj parce que temps bi laay xalaat donc man mais xam naa dinaa def vidéo dugal leen ko li mu décret bi wax mooy que ni dafa ni te loolu Union européenne bi yëpp lañ wax
Union européenne bi Union européenne 27 états yëpp léegi dañuy defaat ba 4 séjours dañ koy xam naa dañ ko bëgg a niróole aussi parce que bi ñu wane moom presque bu Espagne la ñu wane ci décret bi Espagne Italie génne moo tax ma xam ne bu Europe gépp lay doon dañ koy def ba nga xam ne Union européenne gépp dañuy am même carte bi illimité bi ba pare dañ koy def ba nga xam kenn dootu ko mën a falsifier ba pare tamit mu nekk carte séjour boo xam day am date bu muy jeexe 10 année lay jeex léegi nag la question qui se pose mooy man xam naa ne ñu bari sax ñu ngi koy laaj seen xel ñun ñi ko amoon léegi ndax dañuy dem joxe suñu bos ñu jox ñu ko 10 année wala nan lay demee bu boobaa li décret bi wax ñun ñi amoon illimité suñu bos day valido ba léegi bu ñu neexee da ngay continuer di ko yor ba léegi mais nag ci diggante bi nga ko yor d'ailleurs appliqué nañ ko déjà defe naa le 15 février ñu wax ci en tout cas mois de février dañ koy commencé appliqué defe naa sa commencé léegi ñun ñi nga xam ne amoon nañ ko maanaam ku mu neex nga ajourné sa bos pour am boobu bu la neexee rek c'est non obligatoire c'est pas obligatoire bu la neexee nga ajourné ko pour am boobu su fekkente ni si tamit xëy na neexu la parce que ku mel ne man par exemple man je préfère plus am illimité bi que am 10 année bi donc man damay toog xaar mais nag tubaab bi fi mu lay xaar mooy kesturaay duñu la ko obligé pour le moment obligé wuñ kenn pour le moment mais fi ñuy xaar mooy bis boo ajournement jotee ci sa carte séjour maanaam sa carte séjour bis boo amee doom war ko ajourné wala mu réer nga war ko ajourné wala xëy na nga bëgg ci yokk sa numéro passeport wala xëy na nga yaa xam cause yi waral yëpp nga war ko ajourné bis boo ko en tout cas ñoom bis buñ ci tegatee seen loxo bis bu duggaatee ci ñoom suy génn boobu mooy génn bi nga xam dañ la ci defal datu 10 année bi mooy génn ñooñu kon mooy ñi ko am ba pare ñooñu loolu lañ leen di jox ku mu neexit nga dem ajourné ko pour am bi nuróog ñëpp xëy nañ tamit sama yaakaar la rek te noonu laa yaakaar moom lay demee bu fekkee ni def nañ ko boo xam ne dafa nuróo Europe gépp su ko defee tamit parce que tamit 4 séjours dama cee bëgg a ñëw xam naa ne est-ce que dina fi xaj parce que maa ngi 16 minutes déjà dama leen bëggoon expliquer parce que 4 séjours permettre na nit ki sax mu mën a liggéey ci pays européens yëpp 27 pays yëpp permettre nañ leen ci ñoom ñu mën ci liggéey du 27 astafurlah parce que Danemark bokku ci Angleterre moom kenn waxatu génn Union européenne defe naa ak am na ñett dëkk yoo xam daal ñoom dañoo bañ quoi ñoom bu reconnaître woon carte séjour pour xëy na mën nga fa voyager dem mais reconnaître nga pour nga mën fa liggéey Danemark moo xam naa ci la bokk am na yeneen ñaar yu ci bokkaat def naa Irlande la xaw ma am na ñaar yu ci bokkaat daal donc ci biir moo tax du ma wax 27 mais pays européens yi nga xamante ne ñoom reconnaître nañ ko nangu nañ ci France Allemagne Espagne Italie ñoom ñëpp nangu nañ ci ni carte séjour nit ki mën na ci liggéey maanaam ma amee carte séjour Italie su ma demee France man war naa am droit liggéey ci ñu ngi koy def sax d'ailleurs am na ci man ma demee Allemagne aussi am naa droit liggéey gis naa ñu am carte séjour Italie dem nañu Allemagne ñu jox leen léegi séjour ñu ngay liggéey comme gis naa ko ñu def France xëy na nag am na benn durée xëy na yenn préfecture yu ko nangu xëy na yenn parce que administration moom fépp la da nga am na ñuy nanguli am na ñu dul nanguli noonu la demee aussi tamit ci carte séjour mais am nañ ci droit mais xëy na su fekkee dañ koo def boo xamante ne si day nuroo maanaam Union européenne bi yëpp am même carte bi peut-être que bu boobaa kon xëy na problème yi ñuy am ni dana gën a néew parce que boobaa ñee daañu xam ne lii mooy carte séjour bu boobaa itamit est-ce que nu la permettre nga liggéey parce que tax ñu génne décret bi itam man du hasard peut-être que nag rappeler alors Italie tamit ci la bokk parce que Italie illimité lan la daan jox këyit boo xam du am fu mu jeexe këyit bu amul fu mu jeexe aussi tamit wax dëgg yàlla administration yi ko nangu bariwul donc peut-être que loolu bokk na ci mais tamit mën na am nuroo carte bet bu boobaa kon man damay préférer man mi nga xam illimité laa yor dem ajourné sama bos jox ma déchet ma mën a dugg France wala Allemagne wala fu ma neex dem liggéey ci ndax boobaa kon dana gën a yomb peut-être xëy na looloo tax ñu def ko donc loolu mooy décret bi nga xamante ni si moom mu jigéen léegi carte séjour kan moo ko war a am kan moo ko war a am mooy képp koo xamante ni si def nga juróomi at Italie ak permis de séjour no boo xamante ni si am nga ko fa parce que ñu bari dañuy laaj dafa am benn affaire boo xam ne yenn question sax d'ailleurs gis naa yenn question yu ko rejeté teguñu ko fenn parce que boo demee ci loi bi boo demee ci test unico de l'immigration article 9 moom mooy wax ci illimitato moom li mu wax dafa ne képp koo xam séjourné nga maanaam nekk nga Italie am permis de séjour na légalement nag maanaam juróomi at waxuñu résidence juróomi at séjourné nga juróomi at na ngeen dem xool test ba li mu wax test ba article 9 la dafa ne képp koo xam séjourné nga Italie juróomi at waxul résidence de séjour na maanaam bis bi ma amee permis de séjour waxuma bis ma ko dugalee bis ma jotee sama séjour man ak ba mu mat juróomi at su ma tee juróomi at am naa droit dugal carte séjour kon loolu mooy bi nga xamante ni si moo ci jiitu ki nga xamante ni si aussi dafa am asile politique wala suicidario ñoom aussi am nañ droit wu dugal juróomi at bi ñoom nag ñoom ñoo gën a yomb la ñoom dinaa ñëw seen cas ñoom seen bopp moom dafa yomb trop pour ñu am illimité naa ci ñoom ñooñu ñooy ñi nga xamante ni si am nañ droit dugal juróomi at bi léegi mu ni dugal juróomi at bi juróomi at yi nekk Italie juróomi at yi séjour na Italie am nga droit wu dugal illimité carte séjour bi du jeex mais xam naa comme léegi dina jeex daañu ko tuddee permis de séjour na lungu duraata parce que ñoom questura yeeg préfecture ñoom loolu la ñuy wax permis de séjour na lungu duraata maanaam durée long bu gudd léegi ñi nga xamante ni si def nañ juróomi at am nañ droit dugal ko mais pour nga dugal ko daf lay laaj
nga am kër gu baax. Kër gu baax mooy boo xam dana mën a am identità alloggiativo boo xamante ne si da nga ko mën a am certificato di identità alloggiativo kër gu ko mën a am rek am nga droit am ko parce que ci bokk ci condition yi boo amul kër gu mën a am itam boo ko di koy am dañ koy rejeté na nga am itamit reddito benn at dégg naa ko naan ñaari at la ñu wax ñetti at non non reddito benn at na nga ko am boo xamante ne si ëpp na assurance sociale parce que chaque année dañ naan maanaam ci gën a ñàkk Italie lii lañ ko war a fay année bii def naa ñu ci 5800 xaw ma naan 5700 en tout cas moins de 6000 lañ nekk nii te itam boobu ba léegi sax ci la nekk moom koy ami daal da nga jàpp ni ñu ngi ci moins de 6000 daal boobu ba léegi bañ ko dalee man ba ma fi nekk Italie ba tey bu yéegit ay tuuti lay yéeg wàcc mais moins de 6000 la toujours donc ki nga xamante ne si bu dee benn nit bi na am 5800 xaw ma nangam wala moins de 6000 daal na ko am parce que maîtrise moo ko trop moo tax du ma wax 5800 mais daal 5700 nangam 5800 daal yooyu la moom mais nañu wax moins de 6000 ki nga 5700 5800 léegi bu dee benn nit la bu dee ñaari nit la day am assurance sociale piwu méta bi métti am méta wu 5000 nangam bi donc kon ay 7000 nangam lay am wala bu dee ñaari nit bu dee ñett loolu plus que ngay am plus que sa réseau di war a gën a yokk noonu lay demee ñoom ñi nga xam ne boobu tamit obligation la ci. troisième condition bi mooy nga mën a def test italiano obligation la am na ku ma doon laaj naan ma ndax test italien dañ ko dindi wala dee ndax Salvini ko defal Salvini def ko Salvini da ko fekk test italiano ba léegi obligation kenn laaw test italiano bu nationalité la Salvini doon def mais bu dee bu carte séjour bi fi la mos a nekk test italiano da nga koy def muy ñetti conditions yi nga xamante ne si munu cee ñàkk ñetti conditions yi mooy yow xamante ne si moom munu cee ñàkk c'est primordial soo ci jógee am nga ñetti conditions yi ba pare ak contrat de lavoro wala ñi am licence autonome ñoom itam am nañ droit am ko ñoom ñi lavoro autonome am nañ droit am ko ñi am contratto di lavoro am nañ droit am ko ñii de yore article 31 maanaam kayitu xale yi ku ci def juróomi at résident maanaam bu fekkee dugal nga article 31 ñu jox la ñaari yoon 2 ans wala ñetti yoon 2 ans wala ñaari yoon 3 ans ak 2 ans wala ñaari yoon 3 ans amul droit dugal ko am ngeen droit yéen tamit def ko yéen ñi nga xam da ngeen am article 31 parce que loolu li ko indi mooy loi ba la mu wax dafa ni ku résider juróomi at kon donc boo fi résider juróomi at ak séjour bu daan gudd te article 31 séjour yu gudd la bokk ñi def permis séjour studio bokkuñu ci ak ñi am séjour gàtt yi daal ñooñu moom bokkuñu ci ba ci sax humanitaire yi sax buñ fi résider woon ñoom bokkuñu parce que ñoom duñ jàpp seen résidence yooyu jàppoon ko façon particulier am na luñ ci wax ci article 9 léegi yéen ñi nga xam test italiano obligation la yéen ñi nga xam ne da ngeen yor asile politique nag yéen du obligation ci yéen kenn obligé wu leen ngeen def test italiano kenn obligé wu ko ku yore permesso di soggiorno asile politique donc kon ñooñu mooy ñi nga xamante ne si ñoo ko war a am 4 séjours aussi tamit ñu bari surtout waa sud bi dañoo am benn problème mooy dañ maa mos a jàpp ndax dana am 4 séjours ñu ci bari sax duñ ko dugal ndax dana am boo ko dugalee dañ lay jeex ba pare duñ la jox am na ci questura yoo xam ne dañ kaa rejeté mais yàlla dogal na ni léegi avocat yi gagné nañu questura yëpp lañ gagné ci nit ki bu amee jàpp daa war a am 4 séjours parce que ñoom bu njëkk dañ la daan gëmloo boo amee benn jàpp parce que jàpp false su fekkee jàpp false nga am boo dugalee autonome mën nañ téye sa kay parce que loolu loi moo ko bind wax ko d'ailleurs avocat yi gagné na leen ci ba sonn sax mais ñoom itamit gañewaat nañ en revanche beneen affaire mooy que ni boo amee kente ni si da nga am ay jàpp man chaque jour loolu lay conseil nii da ngaa bari jàpp bul dugal séjour normal dugalal 4 séjours bu fekkee ne si autonome nga yor am na nag questura yoo xamante ne si dañ lay délivrer autonome même boo amee ay jàpp-jàpp yooyu moom questura yu bari dañ koy sëgg daal parce que xam na ni ñëpp mënuñu leen tere am autonome te ñëpp it amuñu liggéey donc questura yu bari moom dañ koy sëgg ñu bon ñi dañoo la ci téye ci loolu naan la nga am jàpp luñu la joxaat sa séjour moo tax ñi nga xamante ne si am nañ jàpp ñi am jàpp ñëpp la nga am fukki jàpp téeméeri jàpp ñeent fukki jàpp amul jàpp fu muy yem malgré que dirigeante office immigration bu salaire moom wax ci làmmiñam man ni ma moom wax ni ma ku am lu ëpp ñett jàpp moom du la ko jox ndax day jàpp ni da ngaa périculose moom ma ko wax de mais tegu ko sax ci loi parce que loi bi li mu wax dafa ni 4 séjours nit ki nga xamante ne si dafa périculose maanaam périculose mooy koo xamante ne si maanaam day def ay gaaf koo xamante ne si dafay xeex koo xamante dafa péricule yéen ko am ku dangereux ci dund gi maanaam ku am périculosité maanaam dund gi su fekkee ne danger nga ci dund maanaam ci société bi doo am 4 séjours koo xamante ni dañ laa mos a condamné ci article 380 mooy ñiy def rapina a mano mooy ñiy rapina ak loxo ñiy rey nit ak bari na 380 moom def naa Sénégal ñu koy def xëy na bu dem am naat bariwul donc 380 aussi tam kuñ ci tëj nee na même bu indéfinit ñëw tam amoo droit am ko nee na koo xamante ni dafa nekk trouble à l'ordre public loolu nag moom presque këyit yu bari yooyu moom mooy Sénégal moom la ñuy lay dëkk yu bari moom am nañ ko mais ñun Sénégal yi bokkuñu ci presque trouble à l'ordre public mooy ñi nga xam dañ koy créé ñooy ñu nit yi terrorisme en général ñooñu aussi tam amuñu droit am ko ñooñu lañ wax
donc léegi ñoom amul fenn foo xamante ne si loi bi cité na kuñ jàpp ci réceptation ne mooy maanaam ñiy jaay false yu jàpp leen wala ngay jaay yàmbaa ñu jàpp la wala ngay jaay drogue ñu jàpp la benn yoon drogue def naa article 380 est-ce que mi ngi ci yaakaaruma ko mais nañ ko xool daal ñenn ñi mais ñi nga xamante ne si maanaam dañuy jaay false nañ ci wax ko safal si mu gën a yomb ñooñu am nañ droit wu am carte séjour même bu fekkee ne si mos nañ la condamné même su fekkee ne si mos nañ la condamné benn yoon ñaari yoon sax am nga droit am carte séjour dem leen dugal carte séjour yi su dee yenn kesuraay dañ koy duré ci biir ba mu yàgg ñëw ni la yow kat da ngaa am jàpp duñu la ko mën a jox léegi dañ lay jox benn feuille pour nga renoncer pour ñu jox la 2 ans ñooñu foo ko dégg rek xamal yow jekku nga leen mais dañ lay bëgg a débrasser parce que ñun loolu la ñuy nappe ñun Sénégalais xaw ma na yeen xeet da ngay ñëw ñu téye ko ay 6 mois 8 mois nga jaabante ba sonn un jour nga ñëw ñun la non yow xool nañ mënoo ko am parce que da nga am jàpp kaay signé renoncer su ko fee nga jël 2 ans après nga dem su ko fee ñenn ñun duñ ko gëmee daal ndax 2 ans da nga koo yàkkamti ndax boobu fekk na nga jaabante te ñun Sénégalais dañu bëgg këyit parce que tax ñu bëgg këyit mooy ku mel ne man bu ma saan dugal samay këyit billahi wallahi taala daaw ma fa jaar 1 an mbaa mu ëpp ko sax mbaa lu ko ëpp sax doo ma fa jaar parce que am naa récépissé boo xam permettre na ma mën a def lépp lu séjour dem am naa séjour ak récépissé boo xam may na ma tukki may na ma lépp lu séjour def ma def ko kon donc la moo tax ma war a jaawante question rek di laaj di sonn su ko ñoom parce que plus que ñu la fay gis plus que ñu xam ne am nga soxla plus que ñu mën laa coincer ci kaay renoncer ñu jox la bee te ñenn ñi dañuy def ne ñoom bu seen séjour duré ci biir 3 mois 4 mois nangu nañ ko non est vero non est vero séjour nee naa kesura am nañ fulla ju day ne kesura am nañ fulla ju day bis bu ñuy nangu sa séjour boo fa ne salaamaaleykum daañu la woon la kaay signé jox la lay wane nangu nañ sa séjour ñu ne demal tëb avocat ñoom ragaluñ kenn donc boo demee ñu la demal ba suba ça veut dire que mënuñu ci yow dara soo demee demal ba ginnaaw soo demal ba fukki at demal fukki weer demal mënuñu ci yow dara saa buñ lay renvoyé demal su date ba jotee nga ñëwaat bu yàggee sax nga wuti avocat mu defal la luy tudd fi demee su ko fee ñoom daañu la kañ la sa séjour di génn moo tax ñu dugal carte séjour aussi buñ koy yàq di renoncer man dama koy déconseillé ñëpp bu leen di renoncer saa bu leen di renoncer xam leen ni yéen jeexu ngeen parce que ñoom ñoo ko tey di ñu nax bëgguñu ñun ñu am illimité wax da ngay jékki-jékki ñu lay nax ci façon bu ne kaay renoncer ma jox la 2 ans yi am na ci sax question yoo xam man question salaire man mii di wax ak yéen mos nañ ma ko def mos naa dugal illimité il y a que ñu jox ma sax ñu ñëw ni ma renoncer ma bañ xam nga laa un jour laa ñëw rek ñu jox ma séjour 2 ans mais parce que boo looloo li la ñu la koy jox mooy parce que ñoom bu ñu rejeté ce séjour leen droit bi san maanaam su ma dugalee carte séjour ñoom amuñu droit rejeté ko maanaam amuñu droit rek xëy suba ni ma mënoo ko am non 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 dañuy bind këyit ni ma yow daaw daña mënoo am carte séjour ndax nangam motivation bokk ci administration maanaam lépp luñ lay bañal mbaa lépp luñ am na motivation luy tax ñu def ko ñoom wala luy tax ñu bañ ko def bind daw kat ndax kat da ngaa mos a am jàpp ci di wala da ngaa mos a am nangam xam nga loolu su fekkee def na ko motivation loolu ñu rejet boobu këyitu rejet boobu ñu bind te sax DHBIS lañ leen njëkk a jox sax sa avocat bind tontu leen mais su fekkee jox ñu DHBIS directement ñëw rejeté ko directement mais yaa comprendre sa avocat nga koy dem jox dem leen ngeen jox ko avocat yi rejet yooyu mais rejet yooyu bu leen jàpp ni te ñoom lañ cey bind sax dama ko fàtte bu yeggale mooy que ni yow daaw dañu kër léegi comme mënuñu la jox illimitable daañu la delloo sa 2 ans yi ci ëpp moo tax man d'ailleurs man bii di wax ak yéen toujours dama dugal illimitable man illimitable dugal naa ak yoon ñu rejeté ko parce que boobu tamit leeragul woon tribunal leeralaguñ ko woon mais man li ma ci intéressé moom mooy bu ñu ko rejeté 2 ans lañ lay jox nga dem ak sa 2 ans donc au lieu que léegi ñu xañ na duñ la xañati lépp mais daañu jox au moins benn séjour 2 ans donc loolu avantage la ci woon donc léegi bu ñu la mosaan bind la man kat daaw dañu man mënu ma la ko jox ndax kat nanga ma léegi nag kaay jël sa 2 ans dekkul li bu ñu rejeté illimité bi dañuy nangu séjour déedéet suñu rejeté illimité dañ lay jox normal parce que illimité nga laajoon mais mënoo am lii dañ ni leen ku mënta am illimité nañ ko jox normal donc su fekkee ni si dañoo nangu ñoo waa jox sama illimité dañ lay jox sa 2 ans kon donc amul benn risque donc dugal leen ko ngeen laaj leen ko su fekkee dañ ko rejeté nag ak këyit bind ni la yow daaw dañu ko mënuñu ko jox ndax nangam ak nangam lii dañ lay jox 2 ans loolu ñu bañoon dama jox ko avocat bu ñu demee taar bu surtout bu dee jàpp su dee jàpp moom bu ñu demee taar da ngeen koy demee parce que boo bari toog avocat yëpp xam jurisprudence boo ko tàppee ci internet da nga koy gis léegi loolu ñëpp ko gañe avocat yëpp a gañe ni taar wax na ba tàyyi question ni leen kii jàpp ci de jàpp leen teew koo am këyit parce que précocité lañ wax précocité nag loolu pour ñu seet ko foog ñu yebal carabinieri police ñu xom kan mooy daaw dañu ndax dafa nekk kuy créer problème ndax dafay créer bombe ndax précocité presque Sénégal ko def ba pare neewul sax loi bi sax neewul ku péricolose bu leen ko jox dafa nañ valutare maanaam nañ xool péricolosité maanaam kii danger nan la ci toll xool itam durée bi mu def Italie maanaam ki nga xam def na fukki at bokkul kii def ñaari at xam nga man mi def fukki at am ñetti jàpp mbaa ñeenti jàpp daañu ma ko mën a considérer mais ki nga xam ne def ñaari weer la ñaari at la fi def wala ñetti am fukki jàpp mbaa ñetti jàpp ñeenti jàpp kooku loolu mooy péricolosité kooku mën nañ ko considérer dañ ne nañ xool ci durée yi nañ xool aussi tamit ci famille bi maanaam nan la fi nekk ay njabootam la fi nekk wala déet yooyu yëpp dañ koy seet sa péricolosité nekkul da ngay péricolose rek allez boobu non donc jàpp kii di non è ostativo maanaam jàpp ci di jàpp false teewul nit ki am carte séjour dem leen ngeen dugal carte séjour yéen ñi fi def 5 ans wu résident 5 ans wu séjour ne yéen ñi 5 ans yéen ñi fi def 5 ans légalement Italie yéen ñëpp am ngeen droit am dugal ko am carte séjour donc dem leen ngeen dugal su fekkee am ngeen ñetti conditions yi ma leen waxoon nag moo ci ëpp
ñetti conditions yi boo ko amee ba da ngay am aussi tamit contrat de labor yaa xam contrat de labor wala licence da ngay dugal aussi tamit comme ni ñu ko xamee dañ la koy laaj par force bu dee surtout bu dee salaire dañ lay laaj contrat case même bu nekkul sa tur kër gi nga dëkk même bu nekkul sa tur dañ la laaj contrat case parce que dañuy xool ndax enregistré nañ contrat case wala déet xëy na am na yenn question yoo xam ne duñ ko laaj dañ la certificat de résidence am na beneen boo xam te ne si ñu bari dañ koy wut di yàq seen xaalis muy bi ñuy tuddee casoriale judiciario ak carichi pendente kooku ñu bari dañ koy wut di yàq seen xaalis te kooku léegi loi bi da ko dindi obligé wul benn question ñu koy laaj parce que léegi dañoo habilité maa ngi jéego parce que léegi dañoo habilité questura yi lañ habilité léegi ñu am droit wu ñoom mën a consulter yow ci sa procédure judiciaire maanaam yow sa nekkin ak tribunal maanaam yow ndax am nga problème yoo xamante ni tribunal yooyu ñoom am nañ droit xam ko tey dem procès bu ne xam ne ñoom day ba moo tax léegi ñoom obligé wu kenn ñu koy laaj donc bu dee fu mel ne salaire noonu yëpp kenn obligé wu la ko boo ko indee nañ leen koy jël mais boo ko indiwul kenn obligé parce que ñoom dañ koy mën a gis léegi consulter ko xool ko moo tax yéen ñu koy wut ñëpp da ngeen di yàq xaalis bi sax mais kenn obligé wu leen pour ngeen di ko muy casura judiciaire di carichi pendente casura bu ko obligé kenn nit day def lu ko neex rek mais loolu dindi nañ ko décret moo ñëwoon leen noonu léegi bu leen ko laajati loolu mooy li ci des xam naa maa ngi ci 30 minutes dafay yàgg te fii boo fi dugal vidéo pour nga télécharger dafay nekk problème moo tax dama koy dagg fii xam naa dinaa ci ñëwaat yeggalewaat su ko defee ku ci am question aussi boo ko laajee mooy ñëwaat dinaa ci tontuwaat incha allah mais daal li ma leen di wax mooy dem leen dugal carte séjour am ngeen droit am ko changement yi carte séjour bi mooy léegi dañ ciy def date illimitée léegi 10 ans lay durer dinaa ci dikkaat incha allah ak mayem kayit bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu